jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant ci ni ngeen di teewloo ITV et i rajo ñuy waxtaane tey nag wàllu violence policière suñu gan bi di Alioune Gérald Koita Alioune maa ngi lay nuyu. fay naa la Antoine. yow yaay membre de FRAPP France Dégage coordonnateur du collectif pour la justice et contre les violences policières fii ci Sénégal tey mooy journée internationale contre les violences policières bu ñu doon def ab xayma fii ci Sénégal lan lañ mën a wax ci tolluwaayu violence policière suñu réew mi. Merci Antoine balaa mooy commencer d'abord ci premier laaj boobu noonu. damay jaale nga xamante ne moom mooy famille wu Cheikh Niass. xamante ne Cheikh Niass mooy suñu benn concitoyen. bi nga xamante ne dafa génn àdduna ci anam yi nga xamante ne maanaam suñu force de défense et de sécurité yi ñoo ngi leen ci en tout cas mooy tuuma. donc ci jaale boobu noonu ci laay d'abord commencer soog a attaquer bilan bi donc li ma bëgg wone foofu rek mooy tey bu ñu doon def xayma. maanaam c'est un bilan sombre maanaam bilan la bi nga xamante ni ñun jàppoon nañu ci jamono yooyu noonu bi ñu doon tàmbali xeex bi tey jii nii waruñoon toll en 2021 ñu cas yu mel ni Cheikh Niass ak Abdou Faye bi nga xamante ne moom moo génnoon àdduna ci fan yéenee passé avant deewu Cheikh Niass bi ci commissariat central ab autopsie bi maanaam liñ fa dégg maanaam ak liñ fa wax mooy que ni kooku ab njàmpe moo ko rey donc tey bilan bi bu ñu ko doon xayma ñun dañoo jàpp ni bilan bu sombre la. waaw mais pour cas wu Cheikh Niass dafa am ay versions contradictoires parce que li famille bi wax ak yéen li ngeen wax ak li police wax bokkul mais loolu est-ce que laajul yoon taxaw ci mbir moomu pour leeral ko. effectivement xam nga loolu. day ñëwaat ci éternelle question bi ñun collectif bi buñ ko sosee mooy ba léegi. maanaam collectif pour la justice et contre les violences policières. ci ñetti at mooy ca gannaaw ñun dañoo porté woon combat boobu noonu ndax ñoo ngi fàttaliku fii auto police bi nga xamante ne moom moo fiiloon suñu mbokk boobu mooy di Abdoulaye Timéra. ak ñoom seen Elimane Touré. Lamine Koita lim bi bari na lool bu ma kon naree lim. yaakaar naa tey émission bi fii lay tàmbali mooy jeex en tout cas. justement baax na ci ñu xam. au moins donc tey jii am ay le nombre de cas yi ngeen di wooye violence policière. mun naa la ko comme ça auditeurs yi ak téléspectateurs yi. d'accord xam ñaata la. tey buñ doon lim tey. waaw mun nañu tàmbale ci ki nga xamante ne suñu mbokk boobu mooy Mamadou Diop. Balla Gueye. Fallou Sène Bassirou Faye. Kékouta Sidibé Dominique Lopi Matar Ndiaye Elimane Touré El Hadj Thiam Mamadou Ndiaye Abdoulaye Wade Yengu Ibrahima Mbow Abdoulaye Timéra Lamine Koita Seck Ndiaye Yamadou Sagna Baye Cheikh Diop Cheikh Koli Pape Sarr Famara Goudiaby Pape Sidi Mbaye Cheikhouna Ndiaye Sadio Camara Mansour Thiam Moussa Dramé Alassane Bari Bourama Sané. Abdou Faye ak Cheikh Niass. donc tey environ 30 personnes environ une trentaine de personnes. ñëpp ñi nga xamante ne. dañoo duut baaraam suñu takkader yi. donc mais yooyu nag est-ce que du ay accusations parce que ba léegi yoon firndewul ne pour yenn cas yi. que ce sont les forces de l'ordre. xam nga tey dama lay jox benn exemple mooy ba ñaari exemple. benn bi mooy. oto bi nga xamante ne moom moo fiil suñu mbokk boobu de Abdoulaye Timéra man ñun jàpp nañ ni tey yoon mooy bu defoon liggéeyam dañoo waroon daan suñu force de sécurité ñi nga xamante ne ñoom ñoo def jëf boobu Pape Sarr bi nga xamante ne commissariat Thiaroye lañ ko maas torturé ko bu mu génn àdduna mais xam nga tey loolu day firndeel éternelle question bi nga xamante ne en réalité ci bilan boobu noonu mooy suñu gouvernement bi wala suñu état bi dañuy def ce qu'on appelle déni de justice mooy maanaam bañ a rendre justice. xam nga tey booy waxi jàmm. faw mu am justice. mais yéen yan moyen ngeen am pour pousser suñu état wala suñu autorité à rendre justice comme ni ngeen ko waxee wala comme ni ngeen ko bëggee. ñun niñ ko bëggee gis nga jamono boobu biñ doon tàmbali xeex bi dañoo njëkkoon d'abord di
di en tout cas li nga xamante ne moom mooy di sensibiliser. mobiliser victimes yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam ñoom ñooy victime violence yooyu noonu ak yenn saa yi sax suñu takk der yi ndax ndeysaan ñun ñooy rare mouvement bi nga xamante ne dañuy plaider et à la fois citoyens yi mais également suñu force de l'ordre et défense yi. ndax ñun c'est important ndax ñun. ñoom tam ay citoyens merci ndax ñun dañoo yàgg wax ne état bu Sénégal. c'est anormal que liggéey bi ndax norme yi dafa wax. un policier pour 1000 habitants. waaw mais fii ci Sénégal norme bi mooy un policier pour 500 000 habitants. et donc loolu. résultat des courses. facilement waaw même yéen. même yooyu tey journaliste boo leen amee surcharge. ci seeni liggéey. c'est très facile nit ki énervé wu. moo tey nag ñun loolu rek pour firndeel ni ñun du point de vue maanaam muy force de l'ordre ndax ñun am nañu ay waajur policier wala ay yaay ay doom et cetera policier donc pour montrer que ñun. à un aucun moment amuñu benn haine envers ñoom. wante nag. dafa baax ñi fàttali leen di leen xamal. am na yenn jëf yi. waruñu ko def ndax nit ñi yu ci maanaam lu ci gën a bari. dañuy jàpp ni violence policière. mooy par exemple jàpp nit ki rey ko déedéet. xam nga mbir mi d'abord xam nga fan la njëkkee. ci saaga yi yuuxu yi gëdd yi gis nga yuuxu boobu. moom mooy andi saaga. saaga bi moom mooy andi mbéj. waa mbéj boobu nag. moom mooy andi jëf yii ne. d'accord et que loolu da nga ko war a condamner. maanaam condamné ko. effectivement d'accord léegi lan mooy indi violence policière bi ngay wax xam nga sànq wax nga ne le sous-effectif ou les sous-effectifs ci wàllu force de l'ordre yi mën na kaa indi ndax surcharge de travail léegi boo rombee lool yan ñooy yeneen cause yi indi violence policière ci askan wi. yeneen cause yi nga xamante ne moom mooy gën a andi violence. mooy sànq maa ngi koy waxaat. mooy déni de justice boobu ndax gis nga tey ñun dañoo jàpp ne nit ki bu defee faute dañ ko war a sanctionner. waaw léegi nag ñàkk de sanction boobu. mais fii sanctionné nañ ay policiers. non xaar rek. am na policiers yu ñu jugé condamné leen. dama ne. waaw gis nga ñàkk sanction boobu. wala ñàkk rendre justice. citoyen yi. waaw day jur ay conséquences. d'abord ñàkk sanctionné. day jox sañ-sañ suñu force de défense et de sécurité yi maanaam permis de tuer maanaam sañ-sañu rey loolu mooy wax ci ndax tey dañuy jàpp ne lii buñ ko defee dara duñ ci fekk benn alors que et que xam nga lu am na comme ni mu la ko waxee sànq rek am na policiers yi ñu jiiñ boom doomu aadama ñu juge leen condamné leen xam nga tey ñun dañoo jàpp ne waaw gis nga jugement boobu noonu lu ñuy wax le plus souvent mooy dañuy def ce qu'on appelle ay mutation maanaam jëlee la fi par exemple tey ma jël benn exemple. tekkalewu ma ko ak loolu noonu. mais juste par exemple boo jëlee ci kaawu Cheikh Niass bi. commissaire bi nga xamante ne moom moo jiite woon foofu dañ ko def mutation maanaam génne ko ci poste boobu nan ko yóbbu léegi tey su fekkente ne commissaire boobu noonu waxuma ne nag loolu moo am. mais su fekkente ne policier par exemple commissaire boobu dafa bokkoon ci jëf ñu ñaaw boobu noonu. tey ñun jamoo jàpp ni mutation nekkul solution maanaam mutation au contraire day répandre mal bi non kooku xëy na sanction administrative la d'accord mais yoon bu fekkente ne dem nañ ci xëy na bu amee procédure judiciaire bu jaar yoon kenn xamul xëy na ay sanction au plan judiciaire mën nañ am wala gisu leen loolu non xam nga tey gis nga wax ji yëpp mooy lan maanaam suñu état bi ci jëmmu boppam. waaw ñoom ñoo bañ a rendre justice. parce que xam nga lu tax pour ñaari mbir d'abord. muy ban ak ban. benn d'abord mooy. suñu état bi dañoo nekk ci ay calcul. calcul bi mooy lan xam nga. déedéet. tey su ma sanctionné benn policier. waaw bu def wala benn takkader bi nga xamante ne moom moo def jëf ju ñaaw. envers benn citoyen. ñoom lu ñuy calculer mooy que su ma leen sanctionné ëllëg dama leen di soxla. par exemple bu ñuy def manifestation boobaa dañuy bëgg a gazer askan bi wala déet suñu président bi ndax boobu ba léegi dafa mel ni maanaam ci mbirum troisième mandat bi leeragul mooy le président Macky Sall donc bu fekkente ne yooyu yëpp ci ay calcul la danaa noo déet bu ma leen sanctionné ëllëg bu ma soxlawee ñooñu du ma am ñi nga xamante ne ñoom ñooy def jëf ju ñaaw yooyu état ci calcul yooyu la nekk et que pour qu'il y ait paix il faudrait que mu am justice te justice bi mooy
par exemple tey da lay leer ne policiers yi nga xamante ne ñoom la ñu takkal ci mbirum Pape Sarr ca commissariat Thiaroye wala Abdoulaye Timéra ak ñoom seen ñooñu da lay leer ne bés bu ñu janewee ak justice normalement dañ leen war a daan mais ñoom duñ ko def et que ñun foofu nag lañ leen di interpeller baax na nag ñu fàttali benn mbir mooy que tey ñun ñëpp nous sommes en sursis. D'accord léegi wax ñu ñaata cas ñoo nekk en instance procédure judiciaire laay wax de ñi nga xamante ne ñu ngi leen di topp wala yéen a ngi koy topp actuellement. xam nga loolu noonu tey bëri na ay cas. ñi nga xamante ne boobu ba léegi ñoo ngi koy topp. par exemple mun naa la jox benn exemple mbirum Abdoulaye Timéra bi. ba léegi ñoo ngi koy topp. mais boobu ba léegi ci justice. mais li ma la doon wax sànq rek mooy déni de justice loolu mooy déni maanaam bañ a rendre justice léegi nag loolu dafa am ay conséquences yu muy am. benn d'abord gis nga rendre justice dafa baax ci citoyen bi ak même ci policier bi sax moo ci jëmm boppam. maanaam ci force de l'ordre parce que xam nga lu tax tey justice bi tey buñ ko rendre mun na setal amaana. homme de tenue boobu bi nga xamante ne ñoo ngi koy jiiñ. waaw maanaam loolu conscience am sax moom da koy permettre moom mu nekk ci jàmm. mais également day permettre famille bi au moins ñu am lenn li nga xamante ne au moins dañ koy téye. loolu benn la ñaareel bi dafa am beneen conséquence te ñaanuñu ko yàlla mooy pire bi mooy tey li ma la lim fii yëpp. c'est des choses yi nga xamante ne ñoom mënuñu ko weddi et que bu fekkente ne justice deful liggéeyam. dañuy ragal maanaam li nga xamante ne loolu moom moo daanoon suñu mbokku policier boobu noonu. waaw yàlla na ko yàlla yërëm. Fodé Ndiaye ci en 2012 mooy mu dañ maanaam population bi moom ci jëmm boppam. bëggut rendre boppam li nga xamante ne moom mooy justice. donc loolu noonu. ñun ñaanuñu ko yàlla. et que dafa baax sànq maa la ko bëggoon wax. suñu force de défense et de sécurité yi encore une fois de plus ñun ak ñoom amuñu benn. problème d'accord loolu baax na ndax tey ni mu amee ay sant koyta mooy ñu kii baax noonu la amee également ay sant koyta ñi nga xamante ne baaxuñu li ma bëgg wone foofu mooy de la même manière am na ay homme de tenue yi nga xamante ne ñoo ngi def seen liggéey nu mu waree dëgg la de honnêtes citoyens ñoo ngi def seen liggéey wante nag am na également ay yenn homme de tenue yi nga xamante ne maara day taal loolu moom ci bépp corps de métier la am léegi yéen seen combat contre les violences policières naka ngeen ko articuler maanaam naka ngeen organiser woo ngir xeex loolu parce que cas yi nga wax yëpp laaj na itam ngeen waxtaan ceeg autorités judiciaires yi waxtaan ceeg itam kilifa police ak gendarmerie n'est-ce pas. waaw noo leen organiser seen combat autour de tout ça. ñun autour du collectif bi bi ñu ko doon sos ci ñetti at mooy ca gannaaw. waaw collectif bi dafa constituer ay citoyens mais dafa constituer également y compris famille yi nga xamante ne ñoom tamit ils sont victimes maanaam seeni mbokk wala ak yoonu ñoom ñoo victime ci violence yooyu noonu. moo tey encore damay lancer waat appel képp ki nga xamante ne citoyen sénégalais nga. et que nga nekk victime violence ndax violence bi mun na nekk verbal ak yooyu noonu yëpp et cetera et cetera ñoo ngi lay woo nga ñëw nga rejoindre collectif bi ñu def benn say loolu d'abord benn la ñaareel bi ñun ci liggéey boobu nag bi ñu ko commencé dafa am ay avocats yi nga xamante ne ñoo ngi liggéey ak ñoom actuellement par exemple tey ci mel ni maître Assane Dioma waaw moom tamit bokk na ci suñu avocat yi nga xamante ne moo ngi ñuy accompagner ci combat boobu nag wante ñun tey du ñu yem ci bataille juridique kese déedéet ban mooy seen beneen façon bataille bi mooy ñun dañuy daal di organiser ay conférence de presse di def ay activités de sensibilisation wante nag bu ñu sonnee bu ñu taayee dañuy génnaat ndax tey ndeysaan ça me rappelle benn affaire pour rek montrer importance bi suñu xeex bi am on se rappelle kaawu Omar Watt ay militaires français ñoo ko jàppoon fi dóor ko wulli ko mais il a fallu mobilisation collective bi ak citoyens yi pour que tey ñu rendre justice Omar Watt donc loolu te gëm nga ne yéen seen pression
disons au sein de l'opinion publique. ak seen xeex au plan judiciaire mën na joxe ay résultats yi ngeen di xaarandi. effectivement. résultats yooyu noonu mënul weesu yow est-ce que tey ji ñu ne la benn citoyen sénégalais maanaam gagné na ci kanamu un militaire français ak soo xoolee ñun suñu société bi. ak nu mu bindoo honnêtement. mais parce que dafa am liggéey bi nga xamante ne collectif bi ak citoyen yi dañ ko def moo taxit nag Omar Watt ñu teg daan benn ci militaire boobu bi nga xamante ne moom moo bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ci jëf ñaan yemuñu encore mooy ci loolu. ñu joxe ndàmpaay. te ndeysaan Omar Watt boobu nag mooy ba léegi moo ngi dox ak séquelles yooyu nga xamante ne. militaire boobu moo ngi koy def. donc tey bu fekkente ne collectif bi dem na ba pousser à ce que justice pour mu rendre ci benn nit bi nga xamante ne étranger la. waxuma la nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mi. moo tey ñun dañoo jàpp mbir mi yëpp question de volonté la. d'accord question de volonté kese la. yéen wax ngeen violence policière léegi. lan mooy responsabilité askan wi vis-à-vis aussi de nos forces de l'ordre parce que léeg-léeg itam nga gis citoyen boo xam ne dafa ñàkkal tegin wala boog dafa ñàkkal kersa kii di policier bi wala gendarme bi est-ce que yéen di ngeen xool aussi côté boobu. ñun ñoo ngi xool ci côté boobu ku gis taxawaay bi collectif bi am dama lay jox benn exemple jamono bi nga xamante ne ñu ngi nekkoon ci couvre-feu. mais gisoon nañ fi. waaw gis nañ loolu ay citoyens ñoo ngi violé défier nos forces de l'ordre. voilà maanaam c'est des faits. maanaam ñun jamono boobu. dañoo waxoon ne. demoon nañ sax bind benn bataaxal. un communiqué pour di ñaax askan bi nañu respecter maanaam li ñu wax. wante ca jamono boobu noonu également dañoo newoon askan bi bàyyi leen ndax jamono boobu gisoon nañu suñu force de défense et de sécurité yi ñoo ngi doon def excès de zèle. jamono boobu am na cas yoo xam ne. voilà comprendre nañ ba. merci accompagner population. merci maanaam les forces de l'ordre n'ont pas seulement que leur rôle d'abord c'est un rôle social et d'accompagnement avant la répression. non effectivement maanaam xam nga tey. dafa baax ñuy jiital li nga xamante ne moom mooy la pédagogie de l'exemple. loolu. waaw dafa baax. gis nga tey suñu force de défense et de sécurité de manière générale. ils sont à l'image tey suñu médecins yi. ndax tey médecin saa yu amee malade même soo xamee ni malade bi kat li ko dese léegi bariwul. mais première des choses dafa war a dalal xelam. accompagner ko cadrer ko. li ma bëgg wone foofu mooy ca jamono boobu ñun condamné na woon ñu bu baax a baax citoyens yi maanaam jalgati yoon bu ñu war a jalgati maanaam di défier suñu force de défense et de sécurité wante ñun dañoo condamné woon également maanaam ci violence yi nga xam ndax jamono boobu. au départ sénégalais dañ ko jàppee woon jeu ñenn ñi di ci def ay vidéo ñu ne leen bàyyi leen mais gis ngeen mbir mi bu mu commencé dégénérer. gis ngeen encore peuple bi moom ci jëmm boppam moom mooy ëpp na moo tay gis nga tey. violence policière ak lu ak forme bi ak népp lu mu munti mel ñun waruñu ko encourager parce que xam nga lu tax sànq maa la ko wax nous tous nous sommes en sursis tey mun na nekk man Aliou Gérard Koité suba mun na nekk Guy Marius Sagna ndax ci Guy Marius Sagna boobu par exemple tey gis ngeen manifestation bu mu demoon ca Géejawaay mais xoolal monote yu nuñ ko monoté ak yuuxu yi mais loolu violence la yemuñu ci loolu. mais yéen est-ce que da ngeen di déglu itam version waa police parce que c'est important aussi. non xam nga ñun tey. ñun suñu taxawaay mooy taxawaay milieu terrain nekk ci diggante bi. maanaam fee yi ma lay wax nii. waaw kenn mënu ko reprocher. dama lay jox benn exemple encore Pikine ci décès wu ndeysaan Pape Sarr. moo suma juuma mais dafa am. ay population maanaam suñu yenn camarades également ñoo ngi doon def marche par exemple tey amul benn constitution wala amul benn loi amul benn article bu jox sañ-sañ suñu force de défense et de sécurité yi maanaam boo leen di defee marche wala ak yoon nag dañ leen war a jàpp citoyen di leen dóor déedéet mais tey gis nañu am na ndeysaan moo suñu benn xarit mais dañ ko mbéj mais mbéj boobu noonu boobu ba léegi nopp bi da doon génne deret yemuñu encore mooy ci loolu Pikine toujours doomu boobu nga xamante Pape Sarr mais femme boobu elle était en état
mais ñu gis femme boobu également. Oui. elle est victime de violence gis nga moo tey ma ne la. nous tous nous sommes pas à l'abri et nous sommes en sursis maanaam ci biir sursis boobu mooy. waaw même yéen journalistes yi sax. vous n'êtes pas à l'abri parce que xam nga lu tax. on se rappelle ndeysaan kaawu Adja Ndiaye Dakaractu ji policier bi ñu ko jàppee fii wulli ko mais loolu noonu après gis ngeen même yenn saa sax ci manifestation on se rappelle préfet bi jamono boobu événement yu marché yi moom moo neewoon gazele gis nga maanaam wax yooyu noonu. c'est des choses yi nga xamante ne maanaam ñun dañ koy jàppeel mbirum quelque chose mooy de très légère. mais c'est des choses yi nga xamante ne moom mooy jur conséquences yi. d'accord léegi xam nañ souvent diggante askan wi ak force de l'ordre yi. de façon globale léeg-léeg mu ñagas. naka lañ mën a def vraiment ba defar diggante bi mu am rapport de confiance ak ku nekk respecter sa morom. effectivement ñun yàgg nañ ko wax. et d'ailleurs ñun ndeysaan ci tànk yooyu noonu la ñu nekk parce que xam nga lu tax mooy ma wax la loolu et pourtant ñun. yéen a ngi def ci ay. maanaam ñun. collectif bi. waaw wala FRAPP ak ñoom seen ñoo ngi ciy béy suñu waar ndax béy suñu waar weesuwul tey par exemple ñun tey amuñu benn haine vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité déedéet amuñu benn haine. ñoom ñoo ñuy. voilà surveiller bu ñuy nelaw. merci. ñooy assurer suñu sécurité. amuñu benn haine donc kooku xam nga pour nga fay. voilà ñun. amuñu dina jafe. ñun amuñu benn haine envers eux. wante dañuy condamner maanaam violence yi. ñaareel bi mooy. ñun mooy pourtant ñun ci manifestation wala suñuy activité et pourtant des fois ñun ñii la ñuy jàpp di ñu dóor di ñu garde à vue di ñu tëj mais taxul ndeysaan ñun ñooy génnaat encore. di naan déedéet suñu force de défense et de sécurité yi seeni liggéey. maanaam benn policier li nga xamante ne lu mu maanaam liggéeyu juróom policier benn policier kese moo ko def ndax ñun loolu sax bokk na ci suñu mbébét maanaam suñu force de défense et de sécurité yi ñu am un syndicat. maanaam da ngeen nekk avocat. merci victime yi nekk avocat policier. moo tey nag. li may wax foofu noonu. suñu force de défense et de sécurité yi encore une fois de plus ñoom seeni taxawaay yàgg naa ko wax gis nga diggante citoyen ak force de défense et de sécurité man pour man relation complémentarité. moo ci war a am ndax comme ni ma la ko waxee ci suñuy kër am nañ fa ay papa policier ay yaayu policier ay doom policier ak magu policier et cetera et cetera et cetera. donc du vis-à-vis humain waruñu mun a am benn problème et que ñoom nañu def seeni liggéey ni mu waree ak yoon bi ni mu waxee par exemple tey par exemple xam nga ñun am nañu habitude di def ay garde à vue mais des fois même ci garde à vue yi sax par exemple. li nga xamante ne loi bi loolu la wax ñoom duñ ko kii ni respecté. muy lan. par exemple tey. waaw ci garde à vue ñun jàppoon nañ ñu fii ci benn manifestation. mais biñ ñu jàppee tey yóbbu ñu camp Abdou Diassé. tere ñu gis ak suñu avocat bi d'abord. yemuñu ci loolu ñu tere ñu lekk tamit jàppuñu foofu depuis 16h. lekkuñu jàppuñu 16h laa lay wax de 16h. waaw. yóbbuñu ba ay 0h 1h du matin jëlee ñu fa yóbbuñu commissariat central bàyyi ñu ay côté 3h du matin 4h yemuñu ci encore mooy ci loolu de. dugal ñu ci ay oto par groupe de 5. asamaan si moo ngi taw ñenn ñi ñu wàccee leen feneen ñeneen ñu man sax fi ñu ma wàccee sax man xaw ma fa tellement oto bi nu mu wiire ak kii taw. yemuñu ci loolu. ñu rocc mooy suñu piis yi pour quelle fin. et que loolu noonu yëpp taxul ñun ñu am haine envers ñoom. déedéet au contraire ñoom dañ leen di wax. nañu continuer di def seeni liggéey ni mu waree. oui am na ay policiers yi nga xam ne ñoo ngi def seen liggéey ni mu waree. convenablement honnêtement. mais wante am na ay policiers saay-saay. très bien te policiers saay-saay yooyu nag. wala homme de tenue yooyu noonu. waaw la ñuy ñaax. nañu def seen liggéey ni mu waree. très bien très bien Alioune Gérald Koita léegi. temps bi jeex na waxtaan bi neex na parce que vraiment diggante citoyen ak police dafa war a tax bu fekkente ne ku nekk taxaw nga sa taxawaay bi nga war a taxaw je pense que message bi est-ce que warul jëm plus côté boobu de votre côté. effectivement ñun dañuy continuer incha allah suñu taxawaay ci boobu noonu nee naa la bokk na ci ñun suñuy mbébét
suñu force de défense et de sécurité yi. waaw ñu am un syndicat. très bien par exemple tey soo xoolee ci jamono couvre-feu bi. ñoo ngi leen doon fay 7100 francs et que ñun jamono boobu nakaru lañ ko bu baax a baax. d'accord donc fi may daanalee mooy. encore une fois de plus ñoo ngi ñaax justice Sénégal nañu def ay enquêtes. maanaam pas enquête pour bañ a déedéet nañu def ay enquêtes nu mu waree. et que ñu sanctionné. tant que bàyyi ñu déni de justice. maanaam dañuy joxe permis maanaam sañ-sañu homme de tenue di continuer mooy di rey donc man ci cadre boobu nag ci laay terminer. di gërëm ñëpp également. jërëjëf suñu mbokk yi jërëjëf ñun tam ñu ngi lay gërëm yow Alioune Gérald Koita membre de FRAPP France Dégage nekk coordonnateur du collectif pour la justice et contre les violences policières tey mooy journée bu ñuy jagleel loolu journée internationale contre les violences policières moo waroon ñu woola file pour waxtaan ak yow ci mbir moomu fii ci iRadio ak ITV ñu gërëm itam bépp auditeur ak bépp téléspectateur bi ñuy suivre fii ci iRadio ak ITV jërë ngeen jëf